jotoon na déposé li nga xamante ni moo di ab demande de liberté provisoire tukkee ci li nga xamante ni moo di nungu siin bañ a jotoon na denc li ni mel nag mu mel ni réponse yi ñaar lañ ci doon sàkk waaye benn moo ci mujjee positif ndax ki nga xam ne moo di rek kilifa moom dañ ko daal rek maanaam bañal li nga xam ne moo di demande de liberté provisoire par contre ki nga xam ne moo di Simon moom mujjee nañ koo nangul li ni mel waaye nag la nga xam ne jot naa sabab lu ci wàllu wi mooy que ne dafa fekk ne maanaam dossier médical am ba daal bokk na ci demande ba nga xam ne mooy jot ànd ñu jàpp ne wér-gu-yaramam mayewu ko benn yoon muy daal desandi fa nga xam ne moo di ci kaso ga loolu daal moom moo sabab rek nga xamante ni moo di àttekat bi jël jëlum ndogal ngir may ko li nga xamante ni moo di liberté provisoire ginnaaw bi nga xamante ni tegoon nañ leen loxo lan mooy nekk ëllëgu ñaar ñu la wala keneen ki ndax jot nañoo xam ne bu baax a baax que ni dinañ introduiraat li nga xam ne moo di beneen demande ngir ki nga xamante ni moom moo nekk kilifa moom tam jot a am li nga xam ne moo di ab bàyyib négandiku. mu ngi noonu donc yaakaar naa démb ñëpp gis nañ lii di information yi ma bàyyi rek ngeen sànni seen kàddu mañoon Aïda. bon démb jot nañ ci ay xibaar ni ki nga xam te ni moom moo nekk Simon libéré nañ ko ginnaaw bi nga xam te ni ay avocat am déposé nañ ñaari dossier médical yu nga xam te ni day wane ni moom état de santé am da doon dégradé wu de jour en jour mais également ki nga xam te ne aussi moom moo nekk médecin bi nekk foofu noonu ci Rebeuss moom aussi confirmé lu ne mel ci benn dossier médical loolu mel day firndeel ne rek état de santé am mayetu ko woon ngir mu continuer di nekk ci kaso ba. alors ñu ci rafetlu bu baax a baax décision bi nga xam te ni yoon jël na ko parce que quand même quoi qu'on puisse dire tey jii kenn ñaanul yàlla kenn benn sénégalais di nekk ca Ndungu Siin donte ne nag képp ku am problème ak yoon. faw yoon def daal di def li nga xam te moo nekk liggéeyam. par contre aussi on nous dit que ne ki nga xam te moo nekk kilifa ba léegi bàyyeeguñu ko parce que peut-être yoon jëlagul dogal bu ni mel parce que aussi bu ñu sukkandikoo ci ay avocat ki nga xam te moom mu nekk kilifa nee nañ lépp lu nga xam te nag war na koo déposer maanaam ngir ñu may ko li nga xam moom nag liberté provisoire daal di koy déposer mais nag peut-être yoon moo jëlagul dogal ngir daal di koy may liberté provisoire mais li ni mel leen benn mbir la may man tax a xalaat parce que tey jii ñaata nit ñoo nekk ci biir kaso bi te tey jii kenn xamul leen mënuñu wax nit ñi sàkkul leen ngir ñu génn kenn xamul nu mu toll y a plusieurs personnes yi nga xam tey di ñu ngi ci kaso bi te tey jii nii ñu ngi feebar te mënuñ leen a may liberté provisoire donc il est temps tey jii ñi nga xam te ni ñu nekk ci kaso bi te tey jii nii mënuñu wax ñu dégg leen kenn xamul leen donc ngir ñu mettre à la disposition ci yoon wala ci ni ñuy tëjee nit ñi pour ñoom aussi ñuy mën di génn parce que mbir mi nekkul ne ku am kàddu wala ku am buzz wala ku ñu xam rek moom souvent moom mooy mën a am bénéficier yi nga xam te moom moo nekk yenn ci liberté provisoire. maintenant aussi li ni mel day aussi renvoyé waat dossiers yi nga xam te ni amoon na fi barke Demba Ndiaye parce que am na fi benn journal bu fi waxoon ni lim bu takkoo takku bu toll par exemple ci 1000 et quelques détenus ñu ngi nekk ci biir ci suñu prison yi ci lim bi nga xam te normalement 4000 la war a doon donc jàppal ni donc plus de 600 personnes ñu ngi leen di tàncale di leen di sandwich ci bërëb yi nga xam te ne waruñu faa nekk donc xalaatal yenn ci feebar bu fekkee da nga ko faa duggaale ak xattin googu ak dundin gu métti googu noonu sa état de santé dafay gën di dégradé wu kon Sénégal la ñuy état bu Sénégal la ñuy interpellé directement pour ñu gën a xool nekkinu ñi nga xam te ne ñoo nekk ci biir kaso bi bàyyi mandat de dépôt yi nga xam te ne bés bu yàlla sax ñu dóor ko nit ñu nekk ci kaso bi di gën di feebar wala ñu fay sax ñàkkee seen bakkan bi ko fi li nga xam moom moo nekk journal boobu noonu fësalee def nañ ko fi riñ comme xaw ma su ma juumul mais gis nañ administration pénitentiaire automatiquement ñu weddi ba mu set wicc li nga xam te ni moom moo am ci wàllu wi te alors que teguñ fa dara donc c'est des choses yu nga xam te ni c'est à dénoncer de toute façon Simon est libre kilifa ñu ngi xaar fan la wanante di mujjee ki gëtam par rapport ak liberté provisoire bi nga xam te ni avocat am sàkku nañ ko. mu ngi noonu Aïda. yaakaar naa ni benn demande la woon am ko ci par rapport ak nit ñi parce que lu ñu xool la mu nekk jëf joo xamante ni mën nañu ko jàppee yëfu nit la. maanaam humanité buñ koy wax tey jii moom la ñu gis mu feeñ parce que laata même muy dugg ci prison doon nañu wax ni Simon doon na traîner li nga xamante ni moom moo di benn feebar aujourd'hui tey bu ñu gisee ne situation mi ngi dégradé wu te moroomu rappeuram yëpp Y'en a marre entre autres ñëpp
mais gis nañ sax ci kër gi ñenn ñoo xamante ni porté woon nañu volontaire ngir ñoom tam dugg ci ngir ñu mën koo bàyyi parce que liñ doon ragal rek moom mooy di ay jafe-jafe daal di am ci prison bi ak dundinam te loolu kenn sàkku ko kenn itam bëgg ko donc mënuñu lu dul rafetlu li nga xamante ni tey am na ginnaaw ba nga xamee ni comme Landing moom di kilifa dañ koo bañal peut-être que dossier yi bokkul tamit bu ñuy xool anam bi nga xamante ni moom la ñu jàppee kilifa bokkul ak anam bi nga xamante ni moom la ñu jàppee Simon peut-être que mën nañ jàpp ni li nga xamante ni moom moo di chef d'accusation yi wala li ñuy présumé ne moom def na ko bu ñuy xool charge yooyu noonu moom moo gën a bëri par rapport ak ki nga xamante ni moom moo di Simon parce que la ñu gis moom moo di passeport am da koo jëloon abal ko bi nga xamante ni moom moo di Thier en échange bu xaalis par rapport ak fee nga xamante ni dañoo gis ci vidéo yi itam ba tey bu ñuy wax ni defaguñ ci xàcc buñ ci carrément wax moo defut voilà moo defut buñ koy faram-fàcce mooy noonu donc loolu la gis nañ ni moo gën ki gën a diis te jamono ji moom moo di kilifa waaye lu ci munti am itam ginnaaw lii def nañ ko jëmmal ko également li ñuy xaar moom moo di tranché yoon dina may yoon tey jii mu tranché de manière équitable li nga xamante ni moom moo di dossier bi parce que plusieurs personnes dañ doon yaakaar ni wala ba tey ñu ngi yaakaar ni ne nan leen jàppee yoonuwul ba seeni avocat loolu la ñu jàpp ni mbir mi lalul ci dul ay takkal te ñoom indi nañ mbir yoo te ni jàpp nañ ni buñ ko tegee itam dina wane ñenn ñi bu dee Simon la wala Khalifa seen client yooyu wala kilifa du moins seen client yooyu am na luñ leen mën a feggal ne kat du carrément lañ leen di jàpp nu maanaam trafic migrant ak jëlee nit ci bërëb yóbbu ko te teguwut ci yoon loolu mën ne sa koo teggi parce que ba tey jii mënuñoo am liy certifié que ni ils sont coupables donc aujourd'hui daal li muy xaarati ak càkkuteefu nit ñi moom moo di même bu ñu bañalee kilifa li nga xamante ni moom moo di liberté provisoire parce que yoon tamit dañ koy bàyyi mu def liggéeyam mënuñu topp ne dossier yëpp dañ ko politique mënuñu jàpp ne dossier yëpp dafa am lu ci laxasu également même bu ci amee tam léeg-léeg dañuy bàyyi yoon mu demal boppam parce que moom moo xam te avocat yi tam xam nañu peut-être sax ki fiy ñëw di ganu bés bi dina gën a mën a leeral lu jëm ci wàll wi parce que moom mooy topp dossier di maître Tall mais lu ci mën ko am daal nit ki ni ñu ko defee ba levé nañu immunité parlementaire suñu député yee ca assemblée nationale fas yéene jëmle ci kon statuer leen carrément ci la ñu leen di toppee également ñu def ko ci nu mu waree itam ci dossier bi nga xamante ni trafic passeport diplomatique la fii ci Sénégal incha allah. Bon des fois da ngay naan comme ni Aïda waxee vidéo bi kilifa lee la wax leen peut-être chef d'accusation bokkul mais ñaar yëpp man damay naan méngoo na parce que boo déggee fële kilifa lu mu doon wax passeport visa Simon tamit li ñu doon dégg ba si muy naan na xool taay bu nduroog man wala leneen ak leneen donc ñaar yëpp c'est des choses yoo xamante ni ndiroo na tey mun nañ ne état de santé peut-être moo tax kii ñu génnee ko mais tamit bu ñu doon génnee sama gis-gis mënoon nañ leen bàyyi ñoom ñaar ñëpp wala ñu jàppandoo leen ñoom ñaar ñëpp bon sama gis-gis la encore une fois nekk na loo xamante ni comme quoi ñoom ñaar ñëpp te dossier yi également waaw mu leer non bokkul parce que xam nga fii ni dossier Simon man laa gën a comprendre sax état bu France gën a réagir ci dossier bi maanaam mu autosaisir parce que mbir mi passeport diplôme maanaam passeport française la comprendre nga donc peut-être sax ñoom ñu ne comme que passeport bi suñu réew la ñu gën cee xër gën cee activé wu mais bu ñu seetee Sénégal réew Sénégal moom moo gën a sax acharné wu wala sax moom moo gën a active ci dossier bi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu ki nga xam te ni moom moo nekk Simon parce que lañ ko doon tuumal que ne moom dafa luyee woon passeport am nit muy dem te passeport boobu mi mu yor moom nationalité française la yor donc pour man mbir mi foofu la gënal kii mais li ci mënti am rek mooy dossier bi tey jii ay avocat ñi nga xam ne ñu nekk kilifa ak Simon lu ñu jàpp moom mooy dafa am li nga xamante moom nekk justice à double vitesse maanaam tey jii yoon tëddeewul njaaxaanaay ci mbir mi nga xam ne moo jëm ci wàll bi parce que ki nga xam te ni moom moo filmé kilifa ak ki nga xam te moom moo filmé tamit Simon ñoom ñëpp ba tey jii nii mënuñoo xam kii ak kii moo ko filmé te ki nga xam ne moom lañ jàpp njort ne moom moo ko filmé moom moo nekk Thier te Thier moomu noonu ba tey jii nii mu ngi ci kaso bi te Thier bi vidéo yi di génn
Thier mu ngi woon ci kaso bi donc question bi ñu war a posé wu mooy bi Thier nekk ci kaso bi te moom moo filmé woon kan moo war a génnee vidéo am ba léegi nii ay avocat am li ñu bëgg ñu penché wu li ñu bëgg ñu gën ci am Pastef comme bi ma invité barke Dembo Ndiaye maître Moussa Sall nga xam te nii ci pôle d' avocat ki nga xam te ni moom moo nekk Kilifeu ak Simon la bokk loolu la ñu bëgg maanaam ki nga xam te ni moom moo filmé sans consentement Kilifeu ak Simon ñu njëkk a lijjanti kooku ba pare doog a lijjanti nag lan lañ doon filmé ci biir su ko defee ñu mën a xam ne d' autant plus que ci jamono ji ñu toll nii ay député yu nga xam te ñu ngi nekk ci biir réew mi nekk ay député yu nga xam te ne dañ leen a fal ngir ñu défendre ak yelleefu askan wi ngir ñu liggéeyal askan wi ñu leen di topp ci ay wàllu passeport diplomatique nekk passeport yi nga xam te ni dafay présenter image yu réew Sénégal tey jii gàkk-gàkk bu bëri la andi ci li nga xam ne moo nekk suñu image ci wàllum passeport ci wàllum diplomatie fii ci réew Sénégal lijjantiwuñu loolu ñuy concentré wu ci ay ñi nga xam te ne ñoom mën nañ jàpp ne seen i dossier peut-être bu ñu ko gam-gamlee ak dossier yële na le dossier bi nga xam te ne moom moo nekk dossier Kilifeu ak ki nga xam te ni moom moo rek nekk Simon dossier bu mag a mag la donc je pense bien que ne nguuru Sénégal tey jii am nañu liggéey bu ñu war a def surtout yoon maanaam ñi nga xam te nii ñoom ñoo nekk cerveau yi nga xam te ne tey jii ñoom la ñuy accuser ci yenn ci cas yu gën a métti ñu leen ci àtte ba pare ñi nga xam te ni aussi peut-être def nañ lu dul yoon ndax tey jii boo seetee wàllum éthique wàllum moral mayuñu tey jii ñu tey jii di cautionner li nga xam ne gis nañ ko ci Kilifeu ak ki nga xam ne moo nekk Simon parce que dañu am benn position bu nga xam te ni moom la ñu doon défendre fii ci réew Sénégal ñu gëm leen respecter leen seen kaddu suñ ko waxee ñëpp bàyyi ko xel donc bu ñu xëyaatee gis leen ñu leen tuumal ci loolu la nga xam te ni peut-être jàpp nañ ni rafetul donte ne nag ba tey ji dañuy xaw a réticent ci lu ni mel dañu wax ne ñoo def wala defuñ mais lu ci mënti am li nga xam te ni gis nañ leen ci voilà leeral bi ñoo def wala defuñ loolu yoon moom moo ko moom mais tey ji en tant que Babacar en tant que Rose en tant que Aïcha en tant que Aïda Mbène Niass ñu gis Mañoon Aïdara nekk ci benn vidéo di def lu nga xam te ni peut-être bokkul ak li nga xam te loolu la doon woote ci kanamu télé bi ci kanamu écran yi ci kanamu jaam ji je pense que yoon la ñu ñaawlu ko ñu naqarlu ko yoon la aussi ñu édifier nit ñi fan la dëgg ji féetee ci dossier bu ñu mel. ñoom si ñoom boo gisee ci ñoom. ñu ànd ak ñoom. yenn ci activistes yi on peut citer même que Abdou Karim Gueye ba mu fi mujj lan la wax. soutenir ak cautionner li nga xamante ni moom gis na ko. ça fait deux tey bu ñu xoolee ñoom dinañ ko soutenir jàppale ko waaye tamit dinañ condamner un peu bu ñu koy tuumaalee nit ñi lii mu def dëgg la quand même wàcc na yoon. te également dëppoowul ak ñoom li nga xamante ni moom moo demoon seen doxalin. parce que lan lañ wax la bonne gouvernance bonne gestion lépp loo xamante ni day jaar ci yoon. ñu jaarale ko ci yoon justice. parce que ñoom modèle lañu tey en tant qu'activiste. boo xoolee ñi leen topp ñu leen gëm dañoo bëri au delà tamit artistes yi nga xamante ni doon nañ ko. donc aujourd'hui bu yoon loxoom duggee ci dara mu war ci édifier nit ñi dañuy bàyyi benn parti ñu édifier ci nit ñi ñu tamit xool lii dëgg la wala du dëgg. ñun lu ñu doon cautionné moom moo di quand même te dina doon lu fulu ci kanamu nit ñi. bu ñu jël doomi jàmbur yi di leen jàpp di leen tëj. ci soi-disant dañoo sàcc. ñu croupir en prison pendant des années kenn du ci wax kenn du ci jëf tey jii ñu jël beneen nit par exemple ñu ne dafay doon activiste. wala ku ñu xam la patamee dossier am tegee ko te sans autant que les Sénégalais savent lan moo ci nekk bu dee ay wuruj la ay labaj la ak loo xamante ni ay taf yëngal la ñu xam ko. édifier ci nit ñi ci nu mu gën a teelee bu dee loo xamante ni nag lu dëggu la maanaam moom liñ koy tuumaal moo ko def. dafa trafiqué visa jël loo xamante ni passeport diplomatique duma ci dellu si ni ko Mañoon waxee rek dafa doon loo xam ne ñu jagleel ay diplomate la te déjà gàkkal na suñu der bu ñu xoolee ba mu demee ba ci pencum ndaw réew mi également ñu gis ñaari xar kanam la yu ñu tegal Sénégalais ñii di teewal ci pencum ndaw réew mi nit ñi di teewal nit ñi ci mbedd mi ci mbirum xeex seen ak yelleef ak di exiger nguur gi muy def li war bu ñu gisee ñu jàdd yoon ñu dëngal dafay yellu également ñu bàyyi la justice faire son travail mais cette justice bi nga xamante ni tey jii ñu ngi laam-laamee tëddee njaaxaanaayam tamit ci wàll wi parce qu'on peut pas toujours dire que dossier dañ koy teg pour éliminer un adversaire wala koo xamante ni tey jii mën na gàllankoor nguur gi ci anam bi muy tey doxalee donc bàyyi nañ Simon terewul ñu fàtte ni que
lañu koy toppee bare buñ ca liberté provisoire lañ wax te la ko waral moom moo di la càkkuteef la ngir yaramam chaque le 5 day dem mi ngi noonu signé voilà mi ngi noonu y a beaucoup de dossiers yoo xamante ni mi ngi ci loxoy yoon jamono ji bu ñu xoolee ci politique beeg yépp ñuy xaar ñu édifier ci askan wi tamit bii nañ koy xaar ñu jàppale ñu si mandat de dépôt yi bëri na ñu jugé ñi nga xamante ni ñu ngi fa fees nañ fa dell Rose foofu nga daanele rek sax lay ñëw Aïcha parce que point boobu bëggoon naa ko laal bu baax a baax tey comme niñ ko waxee rek boo xoolee le cas Simon ak kii di Kilifeu boobax léegi ñu ngi sàkku li nga xamante ni mooy liberté provisoire comme que àtteeguñ leen xam nga bu yàggul Babacar andi na ko fii ci Runkum ñuy wax condition de détention yi prisonniers yi nga xamante ni sonn nañ foofu noonu waaye it surcharge bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci bërëb yooyu je pense que yenn dossiers yi nga xamante ni bu ñu xoolee ni lii dàqaguñ ko wala ay enquête mu ngi ci am ba tey mbir mi des naa leer est-ce que gënul ñu may ñooñu liberté provisoire ñuy dem ak a ñëw fii ak yoon di def liggéeyam fii ak ñuy àtte xam ana lan mooy daan bi bu dee dañ leen war a téye ñu doog leen téye parce que tey di kon ne di charger li nga xamante ni mooy suñu prison yi te ña fa nekk déjà ñu ngi ñaawlu di nakarlu à chaque fois conditions yi nga xamante ni moom lañ nekkee foofu saa su ne bu ñu yëkkatee débat boobu ñu ngi waxtaanee paquetage di expliquer un peu surchargement bi nga xam ne am na ci bërëb liggéeykaay yooyu donc tey kaw si moom moo feeñ Kilifeu ay avocat am ñu ngi koy sàkku mais ni ko ma ñoon waxee sànq sénégalais yu bëri ñu ngi dund li ni mel ñu ngi fa ñu teg leen jugé guñ leen bàyyiwuñu la ñu dellu seen njaboot te ñu ngi dund situation yu métti yoo xamante ni amaanaka sax lañ leen di toppee amaanaka sax am nekkagul du ñoom bokk ci li ñuy défendre ci li ñuy wax donc je pense que dossier yu bëri war nañ ko mën a xoolaat may ñenn ñi liberté provisoire ñibbi seen ay kër di dem di signer sur le faux chaque mois le temps yoon àtte def liggéeyam bu ko defee ñëlee seen condition xaw a tane tuuti mais jël ñu bëri ñoo xamante ni ay mandat de dépôt la wala ay dossier classé la ku ñëw indi rek ñu ne la ràpp ci kaso bi nga toogandi fa di xaar moo def defagul doo xam amul xaalis ñaata sénégalais ñoo nekk ci prison yi foofu ay at kenn xoolul seen dossier parce que seen loxo jotul seen ginnaaw ay néew di doole la ñu donc je pense que il faut ñu xoolaat tamit côté boobu noonu ak lu mënti am c'est des êtres humains et ne serait-ce ñu respecter li nga xamante ni mooy seen dignité et li sujet la boo xamante ni dañ ko war a waxtaanee parce que kaso yoo jommul kenn Aïcha jommul kenn dund bu sotteegul lu nekk xaj na ci ku baax mu ngi fa ku bon mu ngi fa ku deful dara it mu ngi fa donc nañu xoolaat situation yooyu ñooñu nga xamante ni àtteeguñ leen ñu may leen ñu dellu ci seen njaboot le temps ñu mën a àtte xam fan la dëgg fee et pour rebondir ci li nga wax nii c'est très important parce que tey jii mën nañu wax quoi qu'on puisse dire on peut dire que Sénégal dafa nekk réew bu nga xam te ni réew bu pauvre la te am na ci réew yi nga xam te ni tey ji seen système lan la tey ji dañ lay téye nga def lu nga xam te ni peut-être jarul ñu la ciy tëj ci kaso bi ñu te instauré benn système bu nga xam te ni caution ngay joxe par exemple benn somme bu nga xam te ni yow boo ko joxee da nga mën a dem sa kër vaquer à tes préoccupations chaque mois nga ñëw signer su ko defee nga dem xaalis boobu noonu di dugg tey jii nii ci biir ci caution boobu ngay fay di lu ni mel mën na contribuer tey ji ci développement réew mi am na fu nga xam te ne fa la xëj parce que pourquoi pas sax prison yi pas travaux forcés sax xaalis boobu ngay wax ñu defaraatee ko prison yi tu vois am na feneen ak feneen fu mu mën a dugg parce que bëri na ci ay réew yu bëri tey ji caution bi c'est très important dañ ko bàyyi xel bu baax a baax te dañ ko fay appliquer donc lu ni mel mën nañ ko mën a def Sénégal on me dira que rek li nga xam ne moom moo nekk bracelet électronique yi am na solo très bien lu baax la mais réew aussi bu tollee fenn fii nii dañ koy jéem a adapté wu ak condition réew ba ak fa réew ma toll ci côté développement su ko defee réew ma gën a mën a jëm kanam. de toute façon jooy nañ ba sonn si condition yi nga xamante ni mooy détenu xëy na un jour ñu dégg ñu Babacar. voilà delloo la kàddu gi Simon ni ki démb jot naa génn foofee nga xam ne moo di ci prison ba mu nekkoon ñibbiwaat ci këram. ki nga xam ne moo di soxnaam ak ñenn ci ñi nga xam ne ñoo nekk ak moom ci Y'en a marre bokk na ci ki nga xam ne moo di Fou Malade ak ki nga xam ne moo di Alioune Sané ñoom ñoo ñëwoon foofu nga xamante ni fa nañ ko parce que bi mu jógee fa nga xam ne moo di Rebeuss ci diwaanu tribunal la jaar foofu ñi nga xam ne ñoo di waa DIC ñoo ko yóbbu fa nga xamante ni moo di locaux brigade des affaires générales donc foofee fa la mujjee génnee soxnaam moo ko jël si daal di ko yóbbu fa nga xam ne moo di këram la gën a sabab li ni mel nag moo di rapport bi nga xamante ni cardiologue bi moo ko jot a joxe mu dëggal bu baax a baax que ni c'est maanaam li nga xam ne moo di wér-gu-yaramam mayu ko moom muy desandi fa nga xam ne moom moo nekk prison donc ñuy xaarandi exactement ce qui en est pour Kilifeu kañ la ci yoon di penché wu en attendant ki nga xam ne moom mooy Simon donc chaque le 5 ci weer bu nekk dina dem pour signer waaye tamit wane ne moom mu ngi ci biir réew mi te demul fenn nekkul ci lenn. am na solo jàll ci deuxième ligne. voilà beneen ponk bi donc pour waxtaan ci li nga xamante ni tamit le mandat yéen